ci ànd beeg rajo Futur Média ni ñu koy defee suba si nekk diggante lëndeek àjjuma ñu yegg si nag ci seen émission daan corona ci kaddu gi Barthélémy Ngom Ablaye Diop moo fare ci machine bi ñuy rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média jotaguñu docteur Aloyse Waly Diouf waaye ñu ngi ci ligne bi ak professeur Daouda Ndiaye professeur nu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu Barthélémy di nuyu sa mbokk auditeurs yëpp di la ñaan aussi bis heure boo jotee docteur Aloyse rek comme mooy autorité bi. waaw nga jox ko mu dugg après man moo soog a. nga eggali moom moo war a jiite wax ji. d' accord d' accord loolu mooy cër. waaw d' accord El Hadj Ndiogou Diène mu ngi ci xam naa du ñàkk léegi mu yegg si. bu duggee rek moom mën na continuer après bu kii man ma soog a. nga soog a ñëw mais mën nañu tàmbaleeg yow. waaw le temps que moom muy yegg si. waaw docteur nag boobu ba léegi ñu ngi ci xeex bi sensibilisation bi waaye coow li léegi mooy stigmatisation bi am naa ne bari na nit ñoo xamante ni dañuy amee doomu jàngoro ji ñu ci ëpp dañ leen di daw yenn saay sax nit dina faju ba wér ci feebar bi ñibbi këram ñu koy wéy di daw loolu moom saafara ko dana yomb ak feebar bi nu muy demee. waaw jërëjëf Barthélémy dëgg la du yomb. te parce que. peut-être ñu rappeler rek que ne du jàngoro joo xam ne dañ ci war a dawaati doomu aadama parce que loolu buñ ci continuer rek dina tax ñi war a wax ne dañoo am doomu jàngoro bi wala ñu am yaakaar ne am nañ ko pour wootee pour ñu seet leen du am te loolu defe naa kenn du ci am ndam donc ku ci nekk ci ñun man je me dis ku ci nekk ci ñun am nga ci responsabilité commençant par man mooy lépp loo mën a def loo mën a wax continuer di ñaax askan wi ñu xam ne ku ci nekk boo ko jiitee sa bopp rek dinañ xam ne dina ko mën a wàññi mooy man mii di wax ak yow mën naa ko mën naa am sama njaboot am na et cetera et cetera. parce que fi mu ne nii kay kenn xamatul ku ko am ak ku ko amul. voilà muy dox nii rek moo tax képp ki nga xam ne yàlla may na la kàddu muy kilifa aada kilifa diine surtout ñoom nga xam ne tey bu ñu waxee ñu déglu leen. ñu continuer di leen jox kàddu bi je pense que bu fekkee ne solution mën na fa génne lu bari foofu la mën a génne. autorité am na loo xam ne bu ko defee dootu fa mën a tegg. muy autorité ñu yor nguur gi mu yor santé bi am na loo nga xam ne seen kàddu il faut ñu jàppale leen ci. moo tax képp ku mel ni yéen yi yor presse bi lépp lu ngeen mën a wax mu même bu dee ay. mais artistes yi par exemple artistes yi bu ñu ci mën a def ay sketch lu mu mën a doon. communauté bi également ñu delloo ko seen kàddu je pense que tey comme li ci bëri ci communauté bi la xewee il faut que leader communautaire yi muy kilifa aada yi muy kilifa diine yi muy ñi nga xam ne ñooy bàjjenu gox yi mooy relais communautaire yi mooy en tout cas képp ku nekk ci communauté bi. koo xam ne tey muy chef de quartier ba muy imam ba lépp luñ ci mën a wax ba ci xutba yi nga xam ne ñoom. wax dëgg yàlla lu ñu wax nit ñi danañ leen ci topp parce que ñoom ñooy diine ji. non il faut mu daal mu am une bonne communication. waaw par rapport à ñi nga xam ne ñooy parce que pour man soo dafa mel ni kon communication amagu ci damay jàpp ne rek nañu jàpp ne am na li ci am loo xam ne baax na. mais ñàkku ne fi xeex bi toll dafa laaj ñu yegg ci beneen jéego de ko ci kii wax ñi nga xam ne ñoo war a wax ñoo war a jàpp ñoo war a ñaan ñu continuer wax parce que. sa kër sa borom kër lu mu ñaan waa njabootam lu mu leen wax defe naa dañ ci topp. donc loolu te buñ ko gañewul rek je pense que li ñu mën a am mooy dem ba nga xam ne ñi ko war a mën a am te mu ngi ci askan wi ñooñu dem ba dootuñu feeñal ci seen biir. je pense que foofu ku ci nekk ci ñun daal na nga jàpp ne yëf yi sa yëf la te problème bi blocage bi ci yow la nekkee. bu ko jiñ keneen kii bu ko jiñ boo ko defee rek je pense que mën nañ ci am jeexital parce que sinon ko loo xam ne la xamaguñ fuñ jëm. ñu toll foo xam ne tey lii moo ci xew par rapport à stigmatisation ku ci nekk di daw sa morom wala yaakaar na bëggoo ñu xam ne am na ko donc bu kenn pour man bala maa jiñ kenn naa jiñ sama bopp ba pare. soo waxal keneen ki. waaw surtout que bokk na ci également nit ki moom yaakaar naa bu solee masque rek day tax même bu amee doomu jàngaro bi it du ko mën a wàll kenn. ku ko amul it te sol ko yaakaar naa ne doomu jàngaro bi à 70% doo ko mën a jël également respecter yenn mesures yi. exactement pour man gis nga Barthélémy. bu ñu réer ci combat bi bu ñu réer ci débat bi pour man xam nga fan mooy combat bi dëgg. nañu fexe rappeler les mesures barrières fexe nit ñi ñun ku ci nekk ci sa bopp noo ko utiliser. surtout pour man bu ñu fàttee loolu rek. indi leneen rek mën na indi beneen mën na gën a yeexal xeex bi. donc mesure barrière bi pour man daal bu mu fekkente ne bëgg nañu waxante suñu biir rek
ku ci nekk ci ñun na koy def te di ko digle ñu koy insister sol masque bi ni ko nit ñi di defee raxas loxo yi dànnante bi toog sa kër bu fekkee wàññi tànk yi ci biti ak voilà lépp loo xam ne daal boo ko defee di ko fexe yow sa bopp doo ko wàll d'abord loolu mooy un bi fexeel ne yow nga ne man comme virus bi day dox man du ma ko jox keneen te bu fekkente man maa ko yor du ma ko wàll keneen du ma ko wàll sama njaboot du ma ko wàll ci mbedd bi fexe aussi keneen ki nga jàkkaarloo aussi mu doxee noonu je pense que pour man foofu la ñu war a gën a toujours di insister par rapport à ça leneen lépp am na solo dëgg de mais loo xam ne la pour man buñ ci ñaaxee du askan wi continue di leen ñaax te di li jàngalekat yi naan le rappel est pédagogique bañ a taay di ko rappeler bañ a taay aussi di ko expliquer parfois di revenir parce que tey am na koo xam ne nee nga ko del sol masque fekk probablement bi muy information bi tardé ne ñuy continuer du rappeler pourquoi sol masque bi pourquoi raxas loxo yi pourquoi sorente bi pourquoi wàññi tànk yi parce que foofu lañ jëm surtout que fu mu toll nii gis nga ne léegi nit ñaa ngi gën a génn di ñu ngi leen di gën a askan mi ñenn ñi am na benn assouplissement yu fi am donc dafay am solo lool pour mesure mu mën a effective pour mu mën a baax il faut que ñu wax pour lan moo tax ñu koy continuer am na fi man li may wax nii pour man li ñu fi wax lépp waxoon nañ ko li tax man nañ ko wax nañ ko répété docteur professeur waaw gannaaw yaa ma ko waxoon la Aloyse yegsi na waaw téyel ligne bi docteur Aloyse Diouf ñu ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu Barthélémy maa ngi nuyu auditeur u RFM yi di excusé wu tuuti ci retard bi ndax tey moom activité dafa xaw a bari comprendre nañ la ñuy jéggalu également parce que c'est pas évident ni nga ko waxee alors docteur man laaj bu njëkk bi dama koy orienté ca la xewoon Institut Pasteur mooy fan yi weesu mbirum fukki médecin yooyu am ngeen ci lu leer parce que am na ñu ko tàmbali woon di remettre en cause test yi ñu def foofule dafa am information bu njëkkoon a génn beneen bi ñu mujj soppi ko lan moo xew exactement. Non, je crois que loolu il faut dire que c'est des choses qui peuvent arriver. Cela n'enlève nullement crédibilité Institut Pasteur. Je crois que buñ nit ñi fàttalikoo rek. bi feebar bi di soog a dugg ci Afrique ñaari dëkk ñoo mënoon def test bi muy Institut Pasteur ak Afrique du Sud. te ci test yi nga xam ne Institut Pasteur def na ko depuis le début je crois que mosuñu jànkoonte situation yu mel noonu. Maintenant je crois que l'Institut Pasteur aussi wax na si du manipulation bi mais ci phase prélèvement bi moo am quelques difficultés mais loolu je crois qu'il faut nit ñi positif parce que fi ñu toll nii du moment boo xam ne dañu war a jël benn structure reconnue à travers tout le monde structure boo xam ne ñun Sénégal ci wàllum épidémie moo ñu yàggal defal yenn test yi je crois di ko sacrifier l'idée c'est que Pasteur d'ailleurs dinañu gën a expliquer aussi loolu parce que dinañu xool nan lañ leen di permettre ñu expliquer li nga xam ne mooy xew mais je crois que tey loolu warul remettre en cause la crédibilité des tests en tout cas à notre niveau remettre en cause crédibilité yi nga xam ne Pasteur mu ngi koy def. d'accord leneen it mu di ñi nga xamante ne dañuy faral di décédé seeni kër bu ñu décédé ñu def test si ñoom test yi wone ne feebar bi moo leen fàtt est-ce que loolu wonewul quelque part ne autorités yi yéen a ngi bëgg a perdre xeex bi bu demee ba ay nit di dee si seeni kër ñoo xamante ne feebar bi moo leen di rey. non loolu je crois pas que ñu war ko analyser ci angle boobu fi ñu koy analyser parce que situation contrôle épidémie boo koy ñàkk day fekk mënatoo surveiller bay détecter contrôle épidémie bu ñu waxee ne ñàkk nga ko day fekk aussi cas yi ngay am doo ko mun traiter mais boo xoolee sur aujourd'hui ñu ngi presque à depuis démb résultat yi ñu ngi woon ci 2,000 ak ñeenti téeméer ak ñaar fukki cas yoo xam ne ak juróom-ñeent yoo xam ne dépisté nañ leen fii Sénégal. mais bu ñu leen dépisté ça veut dire que am na surveillance am nañ ay
am na personnel de santé bu mun identifier signes yi bu leen mun a tester prélever leen ñu tester leen. bu ñu leen tester aussi am nañ fu ñu leen dugal ba tey ñu ngi am fu ñuy teg malade yi di leen traiter donc ñu ngi am contrôle feebar ñu ngi contrôler épidémie li ci am mooy ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan may delluwaat di jaale seen mbokk yi ñi ci ñàkk seen bakkan ci kër gi ñaari question la mun a am c'est-à-dire que boo xoolee souvent mooy ñi nga xam ne dañu am tuuti comorbidité mooy ñi nga xam dañu am soit maladie chronique mais ñàkk teel a détecté feebar bi mooy indi complication yi ba ci dee complication yi di ñëw te loolu dafa méngoo ak li ñuy wax transmission communautaire lu ci bari nit ñi waruñu hésiter di xaar benn wala ñaari signe am dès que ñu gis benn signe rek war nañu mën a oo suñu service yi pour que ñu mun leen traiter loolu moom c'est day wone ne il faut que nit ñi gën a alerte nit ñi gën a vigilant pour que moindre signe bu ñu jéem a xool ndax beneen feebar la mais moindre signe boo xam ne jege na signe Covid-19 ñu mën a signaler suñu. waaw mais am na ñoo xamante ni dañuy am lu leen dal ñuy woote ba sonn mais pour ñu jot day metti. waaw mais boo xoolee loolu dafay am parce que ñiy oote aussi dañuy bari. ñiy oote dañuy bari li ñu war a def rek mooy ñun ci suñu wàll. ñu continuer di gën a encourager ñi nga xam ne ñoo nekk ci ñooy suñu téléopérateurs yi mais aussi nit ñi bañ di xaddi parce que aussi boo amee doomu jàngoro wala nga am loo yëg sa yaram di woote waroo di xaddi dañuy ñaan toujours bien que ñu ngi excuser aussi situation boobu mais jamono ji ñu toll la nit ñi oote dañu bari il faut que nit ñi continuer di insister parce que ñun ci suñu wàll bu ñu ootee di vérifier parfois dinañu oote affaire bi dem dans sonné ba dem dans le vide mais bu sonné noonu rek wala nga am sonnerie d'attente c'est que téléopérateur mu ngi waxtaan ak beneen sénégalais donc ñun bu ñu koy vérifier toujours dañ leen di wax nañu gàttal seen wax ak ki nga xam ne moo nekk en ligne pour mën a récupérer le maximum d'appels parce que ci loolu aussi ak opérateur téléphone yi mooy Sonatel dañ ci def ay jéego pour permettre wàññi li nga xam ne mooy appel téléphonique yi ñuy perdre donc situation bi moo demee noonu il faut que nit ñi di mën insister ñun ci suñu wàll dinañu xool nan la ñuy dolliwaatee parce que fi mu toll nii gis ngeen ne ñun dañuy gis statistiques yi ñuy oote mais il faut que ñu mën a xool nan la ñuy yokkee capacité bi jël appel yi beneen bi may profité aussi c'est que dañuy am jàmbat yoo xam dañ koy jëlee ci suñu téléopérateurs yi parce que nit ñi di amee métit wala di yëg dara seen yaram di woote noonu ngay gis ñoo xam ne dañuy woote léeg-léeg pour tooñ pour tooñ suñu ak loolu nag moom dañ ko war a bàyyi parce que yooyu nag fooy ootee di tooñ nit rek c'est que jël nga place u ki bëggoon oote pour faj boppam wala pour laajte loo xam ne ci wërgu yaram yooyu vraiment ñu ngi ñaan askan wi ñu moytu genre appel yooyu parce que non seulement dañuy remplacer ki nga xam ne moo ko gën a soxla mais aussi suñu téléopérateurs yi aussi souvent si dañuy gën a sonn parce que psychologiquement c'est très très difficile parfois à supporter. D'accord leneen it lu ma bëggoon laaj ba tey par rapport ak ñi nga xamante ni dañuy décédé seeni kër mujjanteel gi ñu wone ne feebar bi moo leen faat bu loolee amee ña nekk ca kër ga njaboot gi par exemple dañ leen di tester ñoom ñëpp wala boog dañ leen di mettre en quarantaine. waaw loolu bu amee dañuy jël même procédure que kenn kuy dund ñu dépister ko mu doon cas positif. donc dañuy jël considérer famille bi comme ay cas contact. mais li am lu bees ci stratégie bi te ñu wax ko ci suñu communication yu weesu yi mooy que ñi nga xam ne ñooy contact à haut risque yi. ñoom la ñuy bàyyi léegi ci hôtel bi. mais yeneen contact yi. ñoom dañ leen di bàyyi seen kër ñu def li ñuy wax autoconfinement parce que
tey ñu ngi traité ay malades donte ñu ngi traité ay malades ci hôpitaux yi ñu ngi teg ay malades yoo xam ne amuñu symptôme amuñu mandarga feebar bi ñu ngi leen di yóbbu ci ay centre yoo xam ne c'est dédié comme centre Guéréo ñu ngi yóbbu ñenn ñi sax parfois ci yeneen structure parce que tey dinañu dem camp militaire bi nga xam ne moo nekk Thiès pour mun fa yóbbu aussi ay cas yoo xam ne cas asymptomatique la donc il faut que ci côté boobu aussi ñu comprendre ne plus mënatuñu nekk ci posture boo xam ne dañuy jël ku nekk contact rek ñu yóbbu la hôpital ñu yóbbu la ci hôtel denc la léegi dañuy xool contact yi nga xam ne ñooy contact à haut risque ñuy jege malade bi vraiment de manière permanente di am contact ak moom ñu isoler leen pour def prélèvement mais bu ñuy jël prélever contact à haut risque yi noonu la ñuy prélever aussi ñi nga xam ne ñooy yeneen contact yi loolu stratégie prélèvement boobu dépistage bi ci contact yi stratégie boobu dini wuñ ko ba léegi ñu ngi koy def d'accord léegi nag li may laaj bu mujj xam naa ay syndicalistes ñoo ma ko yóbbante ñu ne dañuy laaj dette hospitalière bi fu ngeen ci toll ndegam bi ngeen defee conseil présidentiel ba woon yaakaar naa c'était le 9 mars président dafa ne woon dana ko fay boobaak léegi ñu ne gisaguñu. waaw loolu ñu ngi ci liggéey je crois que si bi ñuy def visioconférence syndicaliste yooyu ñu ngi fa woon. bokkoon nañ ci visioconférence bi chef de l'État joxoon na ay instructions pour que ñu fay dette hospitalière bi rawatina dettu CMU. loolu ñun ñu ngi koy topp te maa ngi ñaan syndicaliste yi aussi ñu ñëw jege si ñu comme ça ñun ñëpp ñu liggéeyandoo ci loolu pour que li ko chef de l'État waxee suñu ministre di ko mettre en œuvre pour que Covid bi buñ ci génnee suñu hôpitaux yi mën a nekk à niveau parce que loolu dafa am solo mooy plan d'investissement bi nga xam ne ñu ngi koy def mais balaa ñuy yegg ci plan d'investissement yi ñu mën a fay dettu CMU bi pour que hôpitaux yi mën a respirer waat et après ñu mën a jublu ci plan d'investissement bi nga xam ne mooy permettre suñu hôpitaux yëpp Sénégal mën a nekk à niveau mais ñu créer waat yeneen structure pour yokk carte sanitaire bi fii ci dëkk bi donc ci loolu c'est bien que ñu mën a toog ak syndicalistes yi ak suñu naataangoo yi nga xam ñoo nekk ministère des finances pour xool nan la ñuy baralee instruction boobu nga xam ne moom la chef de l'État bi joxe. su ko defee ñu fay hôpitaux yi jërëjëf docteur Aloyse ñu ngi lay gërëm. jërëjëf ñu yendoog jàmm professeur Daouda Ndiaye yaa ngi ci ligne bi ba léegi. waaw waaw nga baal ñu xaar bi man maa ko diggale woon. effectivement waaw loolu lu am solo la ñu ngi woon ci stigmatisation bi ak mesure yi nga xamante ne duñu taay di ko fàttali sànq ci say kàddu yaa ngi doon wax sol masque raxasoog saabu yeeg yeneen ak dandante bi maanaam distance bi diggante nit ñi yamee yaakaar naa ci dandante boobu la problème bi nekk ci jamono ji ndegam boo seetloo ci mbedd yi moom ku nekk a ngi sol masque am waaye dandante bi daal parfois mooy causer problème. waaw moo tax ñu war a continuer ci di ko rappeler rek parce que loo xam ne jeexagul bu kenn taay tant que taayuñu rek àdduna noonu lay doxee. lépp loo gis chaque jour dafa am rappel. gis nga bu fekkoonte ne ñu bëri xam nañ yenn saa nit dina ko xam ne da koy fàtte. c'est la vérité de. xam nga sénégalais nag moom dañoo tàmm bu ñu toogee rek dend. moom dañu ko tàmm. tubaab ne l'habitude est une seconde nature. mooy loo tàmm du yomb nga dindi ko. boo xoolee même nuyoonte bi ba tey yenn saa yi di nga gis ku joxe loxo rek xëccaat ko. mooy du question dañ ko dul topp mais parfois réflexe la li tubaab naan réflexe la. donc ñu ciy gën a ñaax c'est pourquoi man ma ne le rappel est pédagogique dañ koy gën a fàttali rek lépp lu ñuy fàttali rek day tax nit ki bu yàggee dina ko jàpp ba. ñàkk joxe loxo sax du caa génnee ñàkk worma la mais situation moo ko imposé yaakaar naa ku nekk war na ko jéem a habitué wu. tout à fait loolu te noonu la c'est-à-dire que te buñ ci génnee incha allah ñu dellu si waat suñu nga xam ne moom loolu lañ baaxee woon. am ci Sénégal ak ci fu bari. donc pour dire que pour man encore une fois Bart li xeex bi li muy laaj encore une fois toujours man li ma gëm mooy nañuy xool loo xam ne moo ñuy jëmale kanam lépp loo xam ne man tey jàpp naa ne lii su ma ko defee mu permettre sama am résultat par rapport ak xeex bi nañ ci focaliser wu nañ ci jëf moo tax te pour le moment buñ ko xeeb
les mesures barrières mën nañu jouer rôle bu am solo comme nañu ko defee. képp ku ciy gagné suba ci xeex bi ak nu mu gën a gaawee du lenn d'abord du lii mesures barrières yi ñu topp ko lii kilifa yi wax ñu doxe ko je pense que foofu la combat bi toll. donc lépp lu loolu. moo tax man daal foofu laay gën a ñaax doomu aadama yi. en tout cas daal solal masque raxasal say loxo dandante leen loolu de du lu compliqué xanaa. jërëjëf déedéet mais loo tàmmuloo ko. te ñenn ñi te fu mu toll nii ñu bëri nga koy defee ñàkkul ba léegi am na ñu des. te ñooñu bu ñu continuer di leen expliquer lan mooy gravité maladie feebar bi lan mooy facteur de risque yi. parce que yenn saa yi li ma wax mooy gis nga bi masque bi ñëwee li taxoon mu amoon solo. ñuy fàttaliku yeneen mesures barrières yi parce que am na fu mu doon toll. da nit ñi dañu yaakaar ne bu masque bi ñëwee rek ñu ne leen sol leen masque globalement rek mooy kon yeneen amatu solo. donc dafay am solo ñu ne leen non li fi nekkoon li ñu leen waxoon tey leen ko gën a wax mais bi yokk leen ko ci. pour que beneen comme mesure beneen. te masque yi set nag. waaw loolu point bu extrêmement important nga am. waaw masque yi nay set. waaw bu ñu mënee chaque jour parce que xam naa ne du yomb parce que aussi il faut dire que loo xam ne dafa am njëkk. te nit ñi il faut que parfois am na ñu koy maye nag ñu bëri ñu Sénégal yu bëri. te l'occasion également di gën a ñaax Sénégalais yi képp koo xam ne yàlla may na la. bu taay yi ñu bëri koy def mais nañ koy renouveler mooy gis nga ñu bëri jël nañu lu alal yu bëri def ko ci masque yi. dañu xam ne masque yi du masque yoo xam ne mooy dem ba abadan déedéet. parce que tey nit ki nga jox ko benn masque am na solo lool mais bu mënee am ñaar wala ñett nga xam ne tey bu ñuy bisee fóot masque am ak saabu bàyyi ko mu weer passé ko nu mu ko war a passé par exemple bu soit mu jël beneen bi. dina tax mu gën a mais bu fekkee ne benn masque la am te bu kenn yaakaar na li nga man sa morom mën na ko déedéet moo tax koo ci mën a am masque. am naa ne daal ñàkkul am na ñoo xamante ne seen masque yi lundi ba dimanche. waaw moo tax nag sunu rôle yow sa rôle baax rôle keneen mooy ñu mën na am na ñenn ñi dañoo jàpp ne masque bi noonu la amul problème moo tax man dama toujours dama am esprit boo xam ne mooy peut-être que la xamul man damay jàpp ne. bañu ko mais peut-être xamu ko ma ne ko masque kat dañ koy fóot. buñ ko fóotee ba mooy même bu dee benn masque nga ko weer boo wàccee nga fóot ko masque diisul diis boo xam ne ba ci guddi gi du fa mën a wow mën na fay wow boo koy nga takkaat ko. parce que nit ki aussi wax loo xam ne mën na ko doxee boo ko ne jëlal masque chaque 3 heures wala suba nga jël benn masque ngoon ma bu ko amul dara mais lii daf may solo jar amul njëriñ toog. mais te bu mayee loolu sax professeur nga baal ma te bu mayee loolu da ngay gis koo xamante ni day dox ba mu neex ko mu toog si mi masque ba gàddu ko jógaat doxaat ba ci kanam mu jëlaat encore takkaat. waaw mooy xam nga diggante bi tamit doomu jàngoro ji mën na dugg ca masque ba. lu ne mën na cee xew lu ne mën na xew et pourquoi moo tax sànq Bart sama wax ma ne nañuy rappeler importance masque par exemple importance chaque mesure gis na tant que duñ koy rappeler tant que ñu ngi koy rappeler. et loolu je sais que bu fekkente ne ñu ngi jël lu mel ni ministère de la santé ñu ngi koy def. ne leen na ko ñëpp jàpp yéen presse bi yéen a ngi koy def mais nañ koy répéter c'est-à-dire que li tax ma naan sànq lutte communautaire mooy am na foo xam ne te effectivement lutte communautaire bi ñun xam nañ ni également ñu mel ni ministère de la santé ak partenaires yi ñu ngi ciy jàppale Sénégal. donc ku ci nekk rek jàpp ne c'est-à-dire que bul xaar ñu seet si la bul xaar ñu wax si la lépp yow yaakaar nga ne boo ko defee parce que man je préfère bokk ci yoo xam ne même bu dee benn doomu aadama la sauvé naa ko rek di nga ci am payu yàlla di nga ci am payu nit ñi. donc boo ko amee rek nga xam ne loolu ëpp solo donc man damay fexe chaque jour bis bu ma nekkee ci nii ma ne naa fexe ba benn nit ma fexe wax ak yow. benn nit ma fexe yow ba ci yow nga am chance wu dund ci corona bi. loolu kenn xamul nu mu toll. te loolu benn nit kooku sax amaana boo ko waxee moom dana ko wax keneen dana dem gis keneen bu def nu mu def mu ne ko déedéet parce que keroog professeur moo ma ne lii ak lii baaxul lii ak lii kooku dana ko bàyyi. kooku it bu gis donc ce sera à la longue day mujj nekk chaîne. merci beaucoup Barthélémy donc je pense que foofu la affaire bi nekkee. nañu xool toujours éducation bi ñuy jox parce que am na ñu tudd éducation pour la santé nit ki nan nga ko mën a waxee pour que moom message bi ñu koy wax au delà sax nag mooy pour moom mu am ci lu mu ci gagné mu am ci lu mu ci gagné parce que en tant que sénégalais si patriote mu am ci lu mu gagné en tant parce que yow jàppal ne man. ma ne yow le dernier cas man damaa bëgg dernier cas bi du jaar ci man wala premier cas bi du jaar ci man. loolu dafa am loo xam dafa am solo bu baax a baax parce que feebar bi am na fu mu toll nekkatul aspect sanitaire nekkatul affaire affaire nan la ñuy waxee doomu aadama yi ba ku ci nekk xam ne xeex bi sa xeex la mais ñu matérialiser ko. mooy comme exemple yooyu ñu joxe. je pense que et puis ku nekk ñu jox ko ne ko yow la
baar ku nekk nee ko yow la xeex bi yow la. bu doxee yow la bu doxul du yow buñ ko doxee je pense autour du ministère de la santé. autour des autorités man am naa yaakaar ne dinañ ci génn nañ am yaakaar bu rafet rek te continuer xeex bi te yàlla mën nañu sutural. yàlla mën nañu sutural te yàlla nañu yàlla sutural feebar bi gaaw fi jógee jërëjëf professeur. jërëjëf Bart. yendoog jàmm jërëjëf professeur Daouda Ndiaye ci yu am solo yooyu wax na ko duñu sës duñu arrêté di sensibiliser ci solum masque yi wax na ko léegi masque yi baax na nañ koy sol waaye it baax na ñu koy setal bu tilimee ñu fóot fexey ñaar ñetti masque doon na lu gën su ko ci ko mën a am bu tilimee nga fóot ak saabu paase daal di denc jëlaat beneen ba ca des loolu bokk na ci li gën a aar nit ñi te ñuy fexe di dandante également soriwanto xam naa ne nag yombul parce que am nañu habitude du toog en groupe ba noppi waaye comme ndegam situation moo ko waral daal nañu xam ne lii moo ko waral rek ñuy dandante su ko defee bu feebar bi demee ñun ñëpp ñu delloowaat nañu nekkee woon di toog en groupe di waxtaan ndaxte Sénégal moom teraanga tax na dafay bëgg a toog ak ci wetu moromam ñuy waxtaan jërëjëf professeur ñu dalal beneen professeur Matar Camara ci Allo Docteur professeur. asalaamaaleykum Bart. waaleykum salaam professeur nu ngi lay nuyu. ñu delloo fay bu baax. jërëjëf xam naa bu amul lu particulier looy déparé ñu xaar auditeurs yi rek ci seen question. waaw damay daal di juste enchaîner rek si mbirum li ñuy wax naan distanciation physique bi. waaw. li ñuy wax ne boo solee masque après war nañ ko mën def. li ma si jaaxal rek mooy dama dégg comme quoi que dañuy war a lever cette distanciation physique là dans le système de transport. loolu day mooy problème bi fi mu ne nii. xam nga loolu dafay nekk benn dissonance quoi entre. di waa kër docteur di wax. ak ñeneen li ñu wax. donc loolu bu daree am man dama jaaxal loolu quoi. keroog day bi ñuy wax affaire rentrée scolaire bi ak motuwaay yi ñu jël keroog ñu dalal fii directeur des transports mu may naan pour transport élèves yeeg yooyu ma ne ko waaw d'accord mën nañu sol masque mën nañu amee seen gel mais distance moom mënul am rawatina nag ci oto yi. dina jafe loolu de. parce que kenn nañu ko nar a lever moom. loolu moom distanciation mënut fi am moom. dëgg yàlla. waaw loolu lu jar a xool la. je n'ai rien contre les transporteurs au contraire xam naa li ñuy daj. vraiment sacrifice rek c'est partagé ñëpp koy daj ñëpp koy souffrir fu mu nekk nii. mais quand le temps de laa ñuy delluwaat naan dañuy fekkalaat. oto yi loolu man fu mu mën erreur bu rëy la. waaw place assise yi dañ ko occupé. d'autant plus que ñun masques yi ñuy sol si askan bi. waaye masques yoo xam ne dañ lay protégé presque à 100% jegew ko. xaaju ko jege la plupart ñuy sol masque ay masque tuuti nañu sol. te masque ci ku nekk xam nañ ni seen protection tax ko demee noonu. moo gën dara waaye seen protection des na bu baax a baax a baax. donc loolu lu jar a bàyyi xel la. d'accord jërëjëf kon Ablaye Diop ñu xaar auditeurs yi ci seen laaj professeur allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Barthélémy noo ko naane. sant yàlla kooku. sëñ Modou la Pikine. Serigne Modou waaw ñu ngi lay nuyu. ñu ngi ziar Ablaye Diop di naka noonu di ziar docteur Matar Camara di defal liggéey bi macha allah. sama ko mayee nag ma dem Mbacke rek sant benn doomu Mbacke parce que man doomu Mbacke laa. ku ñuy wax Galaba doon doomu Mbacke def lu rafet démb maanaam xam ne xëy na Mbacke xam nañ ne mbas ma dafaa dugg. bëri na fi ay ménages yoo xam ne dañoo am jafe-jafe démb nag mu jël lu toll fukki millions séddale ko ay ménages ñu koy rafetlu di ko ci ñaanal moom Galaba. yàlla gën la ko mën la moom Galaba. ba pare na ko doomi Mbacke yëpp roy ci loolu ndax bëri na ñoo xam ne soxla nañ ko. d'accord kon ñu ngi ko ci sant di ko gërëm. beneen bi mooy ma ñëw ci question yi xanaa ñaari question laa doon laaj ba docteur maanaam dañoo wax ne kii ci wàllu test yi yaa ngi ci doon laaj sax léegi Aliou maanaam médecins yi nga xam ne leen testé ba pare ne dañoo am jàngoro ji ñu xoolaat leen ñu ne amuñ ko loolu lan moo koy waral ci wàllu test yi ba tey Madagascar am na information bi nga xam ne 55 personnes yoo xam ne dañ leen a testé ñëpp positif mais ñoom bi ñu leen testé waatee 5 moo ci positif 50 yëpp kenn amu ko ci biñ laajee li nga xam ne moom la Pasteur expliqué def na ci biir transport bi ñuy dem defee test yi dañoo wàllantik seen biir est-ce que loolu mën na nekk. beneen bi mooy dañoo wax ne jàngoro ji léegi xam nañ ne jigéen la est-ce que loolu docteur Camara mën nañu ko expliquer ba sama classe bi comprendre loolu mooy lan. dañ doon wax Covid 19 léegi la Covid 19 maanaam léegi jigéen la daal loolu lan nan la ñu ko mën expliquer ba nga xam sama classe bi nga xam ne xamuñ loolu ñu mën ko comprendre. lëbeeg laa bi daal. waaw d'accord jërëjëf sëñ Modou. acca docteur professeur ñu jox la kàddu gi. waaw ñu ngi jaajëfal bu baax Serigne Modou si question yi am solo yu mu posé. donc question bu njëkk dafa ne test Institut Pasteur yi nekkoon positif ba pare. waaw mu négatif. man nag amaguma détail yu ma leer si waa Pasteur ñoom li ñuy wax dégg naa rek docteur cabinet léegi mu wax ni que mbir mi jumte bi si prélèvement bi la.
waaw prélèvement bi nag fekkee dañ ko prélever fekkee ne nit ki dañ koy prélever nit ki fekkee loxoom dafa suyee wala lu mu doon jumtukaay yi mu doon utilisé dafa suyee contaminé yeneen jumtukaay mais loolu rek lu jafe la nag wax dëgg yàlla waaw ça arrive très rarement mais loolu ci façon prélèvement bi ñuy def nii façon bi ñuy def nii mooy prélèvement par écouvillonnage xam ne kenn dugal sama kenn yëpp du ma xamu nu mu demee ne du ma si banque wax dëgg yàlla ok mais loolu daal xaw na jafe moom ci transport bi aussi bi ñu koy transporté aussi dafa prélèvement bu nekk dafa war nekk si ab emballage am à part xaw ma nag ñoom danañ transporté prélèvement yi parce que loolu sooy xool du waa Pasteur ñu ñooy def prélèvement yi prélèvement yi ay médecins ñoo koy def wala ay infirmiers ñoo koy def envoyé ko fi ñuy defee diagnostic xaw ma wax dëgg yàlla nag dama siy maanu xam ma ñoom dañuy def prélèvement yan jumtukaay dañuy ut en tout cas li leer ba leer mooy tàggat nañ leen pour ñu war a mën def prélèvement bu jaar yoon bu ñu ko defee bu jaar yoon boosi war nañ xam niñ koy mën a emballé bu jaar yoon d'accord erreur yu beneen yi am wax dëgg yàlla foofu moom dama siy maanu wax dëgg yàlla xaw ma fu mbir yu féeti moom ma si parce que fekkew fi ñu koy defee ouais c'est vrai c'est vrai acca ñu xaar keneen salaamaaleykum asalaamaaleykum Barthélémy maaleykum salaam Boubacar Jarakees Boubacar waaw nu ngi lay nuyu Boubacar ñoo ngi leen di fay tey leen di ziar ci liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ak docteur yi ak professeur yëpp waaye mbas su amee si biir réew waa kër docteur yi ñu nga xamante ne ñooy askan bi seen kàddu da leen di jàppale te day jàppale tamit lu nga xamante ne mooy gouvernement bi parce que lépp loo gis rek si réew mu dal askan bi rek nit mun na saa takk seetlu Barthélémy tolloon na ay jamono ñu ne mbas bi mosoon na fee am si ay jamono fekkewuñu mais fekkee nañ fi beneen feebar bu nga xamante ne épidémie la woon amoon na fi muy lu nga xamante ne tey jii askan bi yëpp xam nañ ne tey jii suñu santé liggéey li si woon liggéey bu rafet tey jii ñu toll si coronavirus bu nga xamante ne tey jii waa kër docteur ñoom si liggéey bu rafet ñun askan wi dama ne tey jii dafa jot ñu nga xamante ne ñoo ngi toog si plateau yi million pour askan bi ñu nga xamante ne tey jii ñoo ngi jël ay masque di ko ñaw di ko jox askan bi ñuy jënd sel yi ñuy jënd ceeb yi est-ce que jarul tamit Boubacar parce que lii waaw am nga laaj booy laaj docteur parce que aussi il faut que ñu gagner ci temps bi il faut qu'on gagne du temps fa laa jëm mais damay laaj waa kër docteur yi fa laa jëm pour laaj leen ñoom est-ce que lii su weesoo ñoom di leen toog ak ñu nga xamante ne ñoo ŋànk suñu réew pour ñu jéem a waxtaan pour yokk suñu plateau technique yi ba nga xamante ne wut ay hôpital yi mucc ay ba nga xamante ne askan bi suñu amee jafe-jafe mun faa dem d'accord parce que ay base yu ñuy ubbi di dem si hôpital yi di wut ay fu ñuy def nit ñi tey jii su ñuy weesoo ni ñuy jéem a seet ni ñuy defee ay hôpital comme Diamniadio pôle de développement la ñuy def hôpital bi mucc ay ba nga xamante ne lépp lu mënta am tey jii ak ñoom dañu mën a recevoir askan bi da leen di jàppale askan bi d'accord jërëjëf Boubacar yaakaar naa ñuy woote également ndegam waxtu bi dafa gàtt ñuy woote fekkee ne question la parce que professeur bu ñu ko tegee fii c'est pour que muy répondre ci question yi donc ku amul question rek wax dëgg neex yàlla nga jéggal ñu bàyyi keneen koo xam ne am na question mu poser ko comme ça mu mën a tontu mu leer parce que du ñëpp mën a am un docteur à leur disposition di ko laaj muy tontu donc bu demee ba docteur taxaw également li ñu ne question allo docteur rek c'est pour des questions dafay ba jaadu également ku wootee nga joxe question ku amul question daal nga xajal ñeneen ñi mën a woote mais docteur professeur sëñ Modou avant may jël ki ci ligne bi sëñ Modou dama fàtte woon waxoon na sànq ci mbirum Covid 19 bi ñu ne léegi bàyyi nañ le Covid 19 laa la ñuy wax changement boobu mu ne la ko waral. xam bu njëkk ba dañoo wax ne virus bi moo tudd loolu. bu njëkk ba dañu virus bi Covid 19 co bi mooy corona. V bi mooy VI bi. mooy virus. D bi mooy disease en anglais mooy maladie. bi am décembre 2019. bu njëkk ba tur virus bi la woon. mais virus bi dafa changé tur léegi ñu ngi koy tuddee léegi SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 parce que mooy xeetu coronavirus bi amoon en 2002 2003. bi entraîné syndrome respiratoire aigu sévère. de SARS moom dafa xaw a niróo bu baax a baax ak virus bi. d'accord Covid-19 bi donc niróo nañ 80%. looloo waral coppite gi. changé tur bi léegi nekku prévu ko léegi SARS-CoV-2. léegi nag feebar bi si boppam léegi. feebar bi dañu tuddee léegi la maladie. nañu tuddee léegi la Covid-19. ok
mooy feebar bi coronavirus di joxe. la Covid-19 ok. d'accord sëñ Modou yaakaar naa leer na allo salaamaaleykum. xaaral ma ci terminé ci kii Aliou Diarra bi. waaw. pour wax rek ne. ba mbas bi xewee. en tout cas ñun suñu autorité mooy ministère de la santé. jokkonte nañu vraiment direction hôpitaux yi ak centre de santé yi wax que waa Kër Docteur ñu exprimer seen besoin. seen soxla ñu am. ci wàllu plateau technique. loolu def nañ ko bu yàgg def nañ ko ëpp na weer donc jëbbal nañ ko suñu docteurs yi aussi jëbbal nañ ko ministère bi ñu ngi déglu daal. xool fu mujjee. yàlla baax na. salaamaaleykum allo salaamaaleykum allo Ablaye kenn newul si ligne bi waaw kon docteur ñu xaarandi rek ku yegg seeti salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah Barthélémy di la nuyu docteur Camara ñi nga bokk liggéey groupe Futurs Médias di leen jaajëfal baax man la Mamadou Médor waaw ñu ngi lay déglu. waaw di gàttal rek benn laaj waaw man daal d'abord dinaa ci wax ne muy association yi muy ASC yi muy daayira yi muy CIE mooy mboolem luy regroupement nañu ànd ci xeex daan corona mu jógee fi loolu mooy solution bi mais leneen luñ ci mën wax leneen ay wax la nii rek waaw parce que wax dëgg yàlla feebar bi nekk feebar bu nga xam ne adduna bi yëpp la. waaw li ma ci laaj mooy alors wax dëgg yàlla saa su ne ñuy déglu diglee docteur waaye nag wax dëgg yàlla comme ñi nga xamante dañuy regroupé muy. ni ñuy jaxasoo boobu daal vraiment nekk na jaxasoo boo xam ne waxuma ñoom sax dañuy dem ba ci du ñu jëfandikoo masque ba tax na daal defaat bi damay gis ci télévision bi ñenn ñu nga xamante ni dañuy dajee def ay waxtaan te du ñuy def masque daal vraiment loolu bëggoon naa docteur bi mu gën ci leeral daal di leen jaajëfal baax a baax ak wax dëgg yàlla santé ñëpp. d'accord jërëjëf Médor docteur am naa leeral boobu moom xam ma leeral la say tukkee wala sensibilisation rek. waaw gën a ñaax askan bi rek xanaa ñu gën a bàyyi xel mbirum sol masque parce que masque fu mu nekk nii bokk na loo xam ni ñu gën a mën a aar ci feebaru jàngoro ji parce que fu mu nekk nii risque bi gën a yokk boo xoolee mesures yi muy jël nii wax dëgg yàlla risque nga yow nga dox ba dajax virus bi gën na yokk donc ku doon moytu benn rek na moytu ñaar wax dëgg yàlla. d'accord allo masque nag lu am solo la ci. masque bi am na ci solo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum allo Ablaye daa mel ni kooku yegseegul de ba tey kon ñu xaar docteur kenn ku mujj rek allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. da ngay wàññi rajo bi sëñ bi. waaw d'accord Barthélémy ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi delloo ziar kooku. Jibril Sène la. Jibril Sène waaw. waaw ndax neex képp a ngi nuyu. ok nuyul ma ñëpp rafetlu liggéey bi di nuyu wàlla docteur aussi di ko féliciter di leen encourager ñoom docteur yëpp vraiment. bon dama amoon benn question Barthélémy. question bi mooy par exemple par rapport aux médecins yi nga xam ne par exemple ñooy liggéey ci hôpitaux yi. may laaj docteur ndax mënul am moyen boo xamante ni par exemple ñoom dinañ protéger wu de telle sorte que le malade bi nga xam ne dafa ñëw. te ñoom xamuñu ban jàngoro la am. même su fekkente ne malade bi dañoo dem ba déku ci ñëw bi ñu ñëw hôpital ñëwoon yaakaaroon ne beneen jàngoro la bu dul corona maanaam ñoom mënuñu protéger wu de telle sorte que même si le malade vient avec du corona mën nañ ko xool sans mu wàll leen wala dara. parce que dama remarqué benn affaire démb dama dem ci benn district de santé démb ci guddi. ma yóbbu fa koo xamante ni dafa amee asthme. mais vraiment la façon bi kii bi ki doon def kii bi ci porte bi d'abord ni mu doon xoolee rek. pour mu ubbi vitre bi sax wax ak ñun li muy xoolee température bi mooy affaire bi muy dugal ci poqtaanam bi mu ko koy jox daa ubbi vitre bi dugal tëjaat vitre am bi muy xool kii am aussi même chose dandante boo xamante ni wax dëgg yàlla. loolu déjà rek day tiital malade bi ba malade bi moom température bi sax mën na cee yéeg ba nga yaakaar ne daa am corona te amul corona moo tax may laaj ne est-ce que mënuñu quand même créer loo xamante ni dañuy protéger wu ñoom de telle sorte que si le malade bi nga xamante ni xamuñu corona la am wala lu mu am. bu ñëwee par surprise ñu gis que ne corona la du mën a wàll kii bi quoi parce que tamit buñ protégé wul médecins yi ba ñu ñemee di xool nit ñi dafay xaw a compliqué te comme ñoom médecins yi jàpp naa ne ñoom ñooy faj buñ yàlla nañ leen yàlla na sàmm ñëpp mais quand même na leen sàmm ñoom ñi nga xam ne bu leen dara jot au moins ñu mën a faj nit ñi donc ne loolu daal amoon naa ci question ndax bu ci pexe amee ñoom mën nañ ko xool wala déet. d'accord waaw. ak émission bi. du politique du dara gis nga ay dugg nangam mais quelqu'un koo xamante ni il a une caisse de l'État un budget de l'État mais su jëlee ceeb jënd ko jox ko askan wi xaalisu askan wi la leen delloo. kuy ñaan ko politique na nga dem ci kër nit ki nga ñaan ko
ñu bàyyi rajo bi nit ñi wax lu am solo. mais bëgg ko jël comme tribune politique vraiment c'est du yoon quoi merci beaucoup. merci Djibril professeur ma jox la kàddu gi nga tontu. waaw ñu ngi koy jaajëfal bu baax wax na dëgg lu am solo la parce que protection personnel médical. booy xool ñun hôpitaux yi ñun dañoo soppeeku dox yi mbir mi xew ba léegi. en tout cas man daan teg man fi ma féete ñun sunu maanaam service yi ñu jagleel. xeex contre infection yi si hôpital dañoo soppeeku doxalin. bu malade bi ñëwee malade bi ñu xool ko normalement malade dafa war a sol masque. te xoolal si dafa war a sol masque même accueil bi sax ñu koy accueillir moom waru ñëw rek comme ça sans masque ñëw si accueil bi. waa accueil bi ñu war a am masque bi ñu sol malade aussi dafa am masque bi ñu sol aussi ça dépend nag ban feebar la malade bi indaale. waaw niveau de protection bi foofu lay varier. waaw mais en tout cas li gën a wóor moom mooy en tout cas xëy na nag aussi des fois masques yi ak yenn jumtukaay duñu doy boo xam ni loolu daal du ma nekk chaque fois mais en tout cas ñu daan rek moom loolu ñu ngi siy góorgóorlu bu baax di vraiment di moytu léegi ku nekk dañu considéré comme potentiellement infecté. donc képp ku ñëw rek même ñu liggéey si bureau yi boo ñëwee foofu accueil yi ci ñun dañuy am protection bu ñu am au moins sol masque. respecter distanciation physique bi loolu daal ñu ngi koy respecté. lu am solo ñu ci góorgóorlu bu baax. waaw jërëjëf mën nañu ko def nag sans pour autant nag di stigmatiser nag. di stigmatiser parce que stigmatisation bi moom bokk na ci li sonal gars yi de. waaw xam nga frère bu ñëw maa ñëw si yow da nga war a dalal waaye boo yëkkee ci ngeen rek mën na jëlee leen. d'accord loolu lu jar a bàyyi xel loolu. lu jar a bàyyi xel la professeur Ablaye ñëpp a tiit même waa tudd yoo tiit mais aussi loolu jar a bàyyi xel la daal. jar a bàyyi xel la d'accord Ablaye Diop de moo ma mayaat beneen auditeur allo. allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam Barthélémy. oui. man la Binta Diallo. Binta Diallo waaw Binta Diallo bu. dama am. Binta Diallo bu mode télétravail. ndax dafa am benn question boo bëgg a poser docteur parce que man tamit. dama mel ni une citoyenne qui parle moo xamante ni aussi dama interpellé wu ci maanaam ci feebar bi. ndax ñun ñëpp ñoo ci war a bay suñu waar. mais suñu déggee lu mel ni par exemple maa ngi dégg nga koy wax sànq ku mel ni docteur Thior mu ne que feebar bi c'est pas aussi contagieux que cela. est-ce que loolu du anéantir effort yi nga xam ne gars yi ñi ko doon def. pour le port du masque la distanciation lu ñu wax par rapport à tout ça parce que man bés bi ma boobu ba léegi bi ma gisee ne Macky Sall dafa def assouplissement ci mesure bi ñu jëloon. soo génnee ci mbedd bi la majeure partie des gens ne mettent plus de masque wala boog da nga leen def ko seen suufu sikki. léegi yéen bu fekkente ne yéen a ngi toog di wax nit ñi sol leen masque parce que feebar baa ngi fi keneen ñëw ne c'est pas si contagieux comment est-ce que le combat va se faire. boobu laa bëggoon xam moo tax ma ne naa dugg parce que man tam dama interpellé wu ci lii. su ma génnee je suis choqué. waaw aca dawal gaaw déglu sa rajo professeur tontu ko. jaajëf Binta Diallo ñu ngi ñëpp a choqué wax dëgg yàlla. li ma déggee loolu tax ma yéem pour man loolu du discours nit ku responsable. ku nekk xam nañ ko dañ ko d'accord si àdduna bi ba wër kët que feebar bi li ko particularité mooy dafa virus bi dafa gaaw wàllee bu baax a baax a baax lu mu bindoo la. donc bu keneen jógee fee di wax leneen lu saafaano loolu vraiment dafay naxasal bépp effort bi ñu doon def ba léegi. depuis le début. loolu vraiment ñu koy ñaawlu moo tax wax dafa doy waar. te it buy wax war na yëngal làmmiñam juróom-ñaari yoon balaa koy wax. parce que nit ñenn ñi fi ñu koy déggee la. loolu vraiment ñu koy naqarlu. di ko ñaawlu tamit. vraiment. d'accord. ko benn yoon. waaw d'accord jërëjëf professeur. professeur waaw ñu yendoog jàmm jërëjëf professeur Matar Camara mu nekkoon allo docteur mbokk yi jërë ngeen jëfit ci ànd beeg rajo